rafetlu bi ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu kon dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ci gën a fës lakk gu miti ca unité 17 faat kon juróomi gone yu bokk ndey ak bàyyi fukki at ak juróom-ñaar ka ca gën a mag lu teg juróom ca ka ca gën a ndaw seen bàyyi ba ñu dendaloon nekk lañu ni moo fa taalu sondeel mu lakk saxaar sa moo leen fat nee nañ nag àndut woon ak sagom ndax dafa naanoon mujj nañ koo teg loxo ci xibaar yu mujj mu di tiis ak naqar boo xamante ni unité 17 xëyee nañu ko tey jii keneen koo xam ni jëbal nañu ko boromam gannaaw ba mu labee ba mujj kon feeñ denc nañu ko moom Mansour Diop foofa it naqar fes kon ci mbokk yi yàlla ci nekk gépassé kon la daal di faatu ci ndox mi bori Corniche Ouest seede yu daw yaram ci aji dëddu gi bisub tey yaatu na bi rawatina fii ci Afrique xeex bi ñuy xeex drépanocytose moom la ñu ko jagleel journée africaine boobee nag profité nañu ci daal di inauguré unité de soins ambulatoires jagleel ko tout tànk yi ak waxambaane yi nga xamante ni dañu am jàngoroy drépanocytose loole nag di doon kon loo xamante ni dana leen jàppale ci paj mi rawatina ci daar suñu yittewoo ku leen taxawu des na dikk kon ca googee unité ak lan lay indi lu bees ci wàllug paj mi danañu àddu it ak ndaje moo xamante ni xëy nañu ko ñoom waa présidence foofee nag ndaw ñi nee nañ lañu ko jagleel bëgg ñuy jot ci xibaar yi comme na mu waree ñu daal di koy taxawal benn plateforme bu bees El Hadj Amidou Kassé kon dellu si ci addu ci nekk président Macky Sall jëmale ci ndaw yi des na ci dikk ca kanam tuuti ponk yaa ngoog mbokk yi kon nis tuut ñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu wond bi ak télévision Futurs Médias dañ koy dooree ak naqar wa nga xamante ni dund nañu ko unité 17 gannaaw lakk gu fa faat juróomi gone yoo xam ne ñoo bokk benn ndey ak baay loole nag jamono ju fa seen waajuru jigéen nekkul seen waajuru góor ñu teg ko loxo xale yi ca loole kon la dal ca seen kaw tey ji nag jàpp nañu ni ka def lu ni mel seen baay bu ndaw la sondeel la taaloon ci néegam fàtte ko mu lakk saxaar sa moo xër xare yi ba faat leen Fatou Bintou Konté. njàkkare ak tiis la askan wa yeewu ci unité 17 bu Parcelles Assainies am tey ci àllarba bi li lakk bu metti moo fa am juróomi xale ñàkk ci seen bakken ñeenti jigéen ak kenn ku góor ñoom ñëpp nag ñoo bokk benn way jur la. saxaar si du te amuñu fenn fu ñu génnee amuñu fu ñu jaar loolu moo leen rey waaw ak gaz carbonique bi loolu moo leen rey. benn famille juróomi doom nga ñëw taal kër gi ci këram ñoom ñëpp fagg faatu te dara defu ko lu may effet boo xam ne sàngara moo ko def ci moom. lakk boobee la ko indi moo di seen papa bu ndaw ab mandikat la taaloon sondeel ci néeg bu dend ak seen bos saxaar si jipp ñu mujj fat ñoom xale yi lee. sondeel la taal dem bàyyi ko fa sondeel bee jàpp fekk mu tëj buntu kër gi xale amuñu fuñ jaar seen yaay neew fi loolu moo lakk kër gi. loolu lépp nag ba muy am seen i ñaari waajur yi nekkuñu fa woon seen papa caabi da koo féetee gannaaw seen yaay demoon dëkk ba doon wuti ak extrait de naissance. ba tax ni waa gox bi di ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy di nguur gi ñu jàppale seen waajur ju góor joojee mu génn ci prison ngir mën a fekkee dëju ay doomam. ñu ne naa ñaan ci autorité yi ñu jéem a bàyyi seen papa ndax mu ñëw rob si ko ndaxte altine leen ko doon jugé mais ñu renvoyé jugement bi te seen yaay nekku fi seen papa ngi kaso téléphoné na nit am ñu téléphone waxanteeg ñoom ne nañ ko ñaanal ñu ngi ñaan tiis bi dal am su juróomi doom yow ni fekk sa yaay fekkut seen rab ñeen fekk nga xam ne catastrophe ñuy ñaan nag ci gouvernement bi ñu def yërmande gracier seen papa ba mu ñëw denc ay doom. teg ci it nag bu ñu sañoon li nga xam ne moo di baar nekk fee ci unité 17 bu Parcelles Assainies ñu tëj ko ndax nekk na lu leen metti lool. ci turu unité 17 turu Parcelles Assainies yëpp ñu ngi ñaan nguur gi ne leen ñun de xam nañ ne citoyen lañu respecté nañu droit yi nekk ci réew mi état droit la ñu nekk waaye ñoom itam kon nañ ñu dimbale ni ñu leen respecté ñoom it ñu sa aaree ñu ko ndax buñ leen ne benn kër nit mandi na ci baar bi
ñëw lakk kër gi ñu ne delluwaat na ci baar ba waa quartier boobu gis loolu te demuñu taal baar bi songuñu kenn parce que dañoo yaru. baar yi bari nañ waxtaan nañ mais baar boo dem mu won la autorisation nag ko am kenn mënu leen def dara xale yi jógoon nañ pour que may leen gannaaw ko am nañ autorisation koo si laal yëfam ñu ne la bien d'autre bi nga jël tëj la si kaso bi loo xam ne jaru ko lii nag gannaaw ko am na nañ vérifié waat autorisation yu ñu jox yi des baar yoo xam ne clandestin la presque ñu wàcc ko si dëkk. ba ñu fay waaj a jóge nag seen waajur bu jigéen jot naa ñëw fekk fi tiis bi ni mel. mu di kon lu miti loo xamante ni dal na ci kaw xale yooyu conseil des ministres bi ñu doon amal nag ba gannaaw xibaar bi moom dañ ko rek mujj daal di gantal yenn ci jëwrin sol seen dàll dem mastawu ña nga xamante ni ñoom ñoo nekkee foofee kon ca unité 17 bokk ci ministre May Ndiaye moom moo jiite woon kon délégation bi Mariama Sarit ma nga ca woon ak ñeneen kon ñu bëgg nag ñoom ñu gën a taxaw rek ci li nga xamante ni moom moo di kon karange ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di kon quartier yi rawatina xale yi nañ la ñuy dundee keneen koo xamante ni it ñàkk na kon bakkanam ba moom it ñu jébal ko boromam ci suba tey ji mu di Mansour Diop moo la boon ca bor yi corniche ba mu nekkoon it moment yoo xamante ni naqar fesoon na fa ci ay mbokk ak jegeñaaleem ñu teewlu yenn ci seen i kaddu seede jëmale ci Mansour Diop. li ñuy wax say teel a sotti baaxul Mansour looloo ko yóbbu. gune la goo xam ne saa yi à bas âge laa ko commencé suivre ba fii ma toll yàlla nag moo doog su namee bëgg kenn mënu si dara c'était un gosse parfait vraiment saa yi kenn amul loo ci mën a dolli. dogal suñu borom moom kenn mun ci dara yàlla moom li mu namm ci jàmm ak fu mu ne dégg ma fa lay nit ki dee loolu kenn mun ci dara dogal moo jiitu juddu. dañ doon fon yi di joué ji ñuy joué match de foot la woon 21h lañ fa dem ils ont joué 15 minutes à peine 15 minutes bal bi dugg si biir ndox bi ñu ne kon nañ arrêté c'est lui-même qui a marqué le but léegi ñu ne nañ arrêté ñibbi les autres ils ont concerté alors que le gosse il a retourné lui seul pour récupérer le ballon comme ça yàlla def mu noyé. mais xale bi nekk na xale boo xam ne dafa siiwoon daal bëgg boppam bëgg jàng bëgg mbokk mi bëgg yaayam. te vraiment c'était un garçon exemplaire moo tax dafa siiwoon nu ragaloon nañ sax vraiment waaye xam nga yàlla rek lu gën a baax yàlla moo ko gën a bëgg. métti na foo ko natt métti na parce que il était un grand homme c'est une grande perte dans notre localité parce que c'était quelqu'un de grosso modo c'était quelqu'un de bien. Mansour Diop ñuy ñaan kon su sedd ci kaw mu wutali nag Kër Moussa foofee forage bu paan moom la gaaña di xultu mer ba futtu rawatina ba ñu gisee kon la ñuy dund ci coono ne nañ nag ñaari weer a ngi ndox mu sell moom mënuñu ko am xajatuñu ko ba génn nañ ci mbedd ma fésal ko Cheikh Anta Diop. daanaka ay dëkk yu bëri génnoon wër dëkk bii di suun séeréer nekk ci Kër Moussa ñaari weer a ngi nii jigéen ñi sax nee nañ sonn nañu ay guddi la ñuy dox de di dem ci teen yi di mën a rooti ji ngir mën a am ndox mu ñu jëfandikoo. waral suñu tawat mooy len nun dafa metti parce que li tax dafa metti chaque jour dañuy bëgg am ndox mais chaque année rek il faut que forage bi paan forage bi bu paanee duñu amati ndox xoolal ndox maa ngi nii te ndox mi kenn mënu ko naan dañu bëgg nag gouvernement bi ci boppam mu jàppale nu forage bi mu ngi ba mot na 6 mois boobu ak léegi dañuy toog ba ay 3 heures du matin nu jóg nekk ci teen yi du nu mën a am ndox te loolu c'est pas normal sunu ndox maa ngi ni boo ko ngecee nii lay mel te lii xam nga ne waruñu na seetaan nun ñu di ko naan. leen gën a metti moom mooy nee nañ dañ coo jokkoo ak seen kilifa yi rawatina maire bu Kër Moussa waaye de amuñu benn tontu boo xamante ni indi nañu ko. maire Kër Moussa bi nga xam ne ci lañu bokk booba ba léegi waxut nu dara ci ndox mi te ñun jigéen ñi dañoo sonn yegg na ko moom. maire bu Kër Moussa sax jokkoo nañu ko moom waaye ki nga xamante ni moom mooy adjoint au maire di Bougouma Thiombane gis ne jamono yi nag ñu ngi ciy dox ay jéego ngir nag ñu
mën a defaraat forage bi ba ndox mi dikkaat fii ci suñ séeréer ak dëkk yi ko wër. ña dëkkee ca village bi di Taïf Cekkeen ñoom joxoñ nañ baaraam ñoom it seen maire yorin wa la ñu rafetlu rawatina ci wàllug suuf gis nañ ni noonu muy jëfee boo moytul sax dana xaajale xeet ya fa nekk te loolee mosuñu am problème yu mel noonu ba tax na nag bëgg nañu mu xoolaat boppam soppi doxalin ñoom it manifester nañu ko seen naqar woowu Ibrahima Diame Pape Laye Dieng ñooñu fa teewaloon. bët bi yow lañu mujjee wane seen i naqar ba askanu Taïf Cekkeen commune bu Ribo Escale département bu Koungheul mere nañ lool seen maire bi ci nu ñu gis ne noonee lay doxalee dossier yi li ñu njëkk a ñaawlu moo di wàllu pièce d'état civil. li nga xamante ni moo gën a am solo ci li maire di liggéeyal aw askanam gën ci yomb mooy état civil pour nit ñi am kayitu juddu. kayitu juddu boobu dafa tëb pëcc mënuñu am kayit ba am na ñi nga xam dañ fiy jooy ko dem Koungheul di fa wuti kayitu juddu am na yi nga xamante ni ay kayit li nga xam ne dañ koy wuti Kaffrine par rapport nag ak Yaaya Sow ni mu koy doxalee du signé kayit yi dafay bañ a signé kayit yi et puis personne bi day jéem a tànn di def justice sélective di jéem a séparer nit ñi jël kii bàyyi kële calcul politique. mbirum suuf si itam nee nañ ni ñu koy doxalee jaarul benn yoon te ñaawlu nañ ko ba fu ñaawlu yem. cantine yi dafa tudd ne dañuy jaay cantine 50 000 francs dara leerul foofu am na fa sax ñi nga xam ne xëy na ñoo moomoon suuf bi dem ak barki dem problème politique xëy na ñëw na tax mu jël suuf bi orienté ko neneen yi nga xam ne ay pàkkale yu ñu dolli 21 000 la wax pour nit ñi dem fay ko mu jox leen seen kër mais foofu it ba léegi dara leeru fa loolu daal ay tàppale yu mag la yi nga xam ne ñun vraiment méngoowul ak suñu bëgg-bëgg. léegi nag liñ ne moom lañ bëgg moo di mu abal leen seen commune ndax nee nañ jaxase na leen ba noppi. dafa ñëw di jéem a jaay nit ñi affaire doole di jéem a jaay nit ñi affaire man la mag sala xam man la fi teg damay def lu ma neex suuf si coow la kayit yi coow la lépp ay problème la jaxase na pël ak wolof jaxase na séeréer ak pël jaxase na ñëpp partout. parce que Taïf Cekkeen nag di xam ne bépp liste législative bu nga xam ne Yaaya Sow jege na fa duñ ko votal. routière bu Tëngéej nag la ñuy daal di taxaw foofee bari woon na ay jafe-jafe ba sax ñu jël dogal kon tëj ko xoolaat it yorin wa bu ñu ko defaraatee nag jàpp nañu ni dinañu ko ubbiwaat waaye bu boobaa am na yeneen mesures yu cay toftalu rawatina fu neex waay taxaw yooyee xeeti garage kon dafay daal di dakk seenu càmm. bi lañ ko war a defar dafa war a nekk garage bu baax. am statut transport interurbain international boo maraîcher ak Tëngéej bu ñu amee patrimoine bu toll nii muy 7,5 hectares mu yàqu benn façon bi te population bi moom ko kon bu nekkee suñu responsabilité ñun dinañ ci jéem am suñu kamtulaay kattan pour mu baax tëjuñu ko pour tëj dañ ko tëj pour ubbi dañu gis ni mu mel il faut ñu defaraat ko te li ñuy def waxtaan nañ ci acteurs yëpp wax nañu ak ñëpp liñ bëgg a def mooy dañ bëgg kenn ku fi nekkoon ku ne sax nekkin gën a gën buñ ko biwaatee. ci kàddu yi kii di président comité de gestion ba bés bu ñu ubbee garage bi nag dana doon tontu nag ci garage yu bëri yi nga xam ne nii nemmeeku nañ ko ci centre ville bi. li ko tàmbalee ci société générale de banque ba keroog ngay dem Mbata tere nañu bépp oto bu fa taxaw jël fa client wala nga wàcc fa client wala nga ubbi fa garage dans tous les deux sens kon jàpp naa ni ba pare exiger ci ay amende wax ni képp kuñ fa jàpp mën nañ la fayloo fukki junni ba fukki junni ak juróom. suñu leen waxee ni dañ leen defaral garage pour ngeen dugg c'est pour interdiction yooyu maanaam sanction yu bañ a tegu seen kaw. boulevard bi dëkk ba dañ fay jóg parce que dañ koy liggéey day nekk 2 fois 2 voies secondaire yi day commencé juuti bi ba keroog ngay dem Bata. je crois que nag ku nekk ci réew nekk ci dëkk bi évolué mu am ay projets yu mag ñu fa nësër war nga ko sax xam ba bu ñu leen ci correcté nga sabar ci. mu doon ñu yëngu ci wàllu transport nag bëgg ñi di autorités yi jàpp leen ba ñu fexe daal réglawaat bu baax mbirum transport fii ci diwaanu Tëngéej. wax ci leneen SELS originel mi nga xamante ni léegi taxaw na kon jàppale UNSAS bootu ji na foofu bu Mademba Sokko ne nañ dañu bëgg a may boobee centrale ndam ci élection yi ñuy nattee centrale yi fanweeri fan ci weeruk mai Mademba Sokko moom ca yooyu élection ma ngay njort ni fichier bi dañu ko manipuler te loolee danañu taxaw régler ko daat na it jox sommation interpellative Mansour Sy ministre du travail ñu xëyam ndaje nit Fatimata Ba. SELS originel bu Oumar Waly Zoumarou léegi ci UNSAS la bokk Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal kuréel jàngalekat bi ne Mademba Sokko lay jàppale ci élection de représentativité yu ñeel centrale syndicale yi. centrale bi secrétaire général Mademba Sokko dina mën ci li nga xamante ne moom lay jàkkaarloog ñi ngànk réew mi moom lay jàkkaarloog institution yi
mën a porter li nga xamante ne syndicat jàngalekat yi jot ñu ci am en tout cas ndam ci seen xeex te loolu defe naa ne que ne yaakaar boobu rek matoon na pour suñu affiliation UNSAS benn soxla la ñu am mooy suñu centrale bi nekk UNSAS jël ndam li. Mamadou Lamine Dianté ne moom it ak grand cadre gi mu jiite UNSAS la ñuy jàppale ci yooyu la jongante. ci turu Mamadou Lamine Dianté mais également ci turu grand cadre des syndicats de l'enseignement ak ci turu action syndicale boo xam ne ci la ma sénégalais yi xamee. Mademba Sock rafetlu dogal bi jàngalekat yi jël waaye di artu jëwriñ gi ñu dénk wàllu liggéey mi ak fichier électoral bi mu njort ne njuuj njaaj am na ci. texte bi dañ ne balaa moo convoqué dafa war a publier liste yi le 4 la ñoom ñu ne def nañu validation fichier bi de façon provisoire ñu yónnee ko nag dañ naan ci yoon sommation interpellative maanaam ay laaj yoo xam ne daf ci war a tontu pour ñu xool ndegam dañuy yóbbu yëfi ci tribunal bu baax ci yoon ba ma xam ne nekkee benn bañ ko joxee léegi mi ngi wër loo fichier bi ba ñu seetee fichier électoral bi jeudi bi am na ay doublon am na liggéeykat yoo xam ne ñi bindal leen juróom yoon ñi juróom benn yoon am na entreprise yoo xam ne dañuy intervertir pièce d'identité yi mais ña ngay nettoyer ba tey ci suba ñi ngi nettoyer fichier ça veut dire que ba ñuy nettoyer fichier bi kay balaa nga dem élection day fekk fichier bi baax. ci atum 2011 UNSAS moo jëloon ñaareelu place ci yooyu la jongante ren nag mu bëgg a nekk ca bopp ba élection yooyu ñu jàpp ko fanweeri fan ci weeru mai Mademba Sock ne am na yaakaar ci CELS originel mi nga xamante ne am na lu toll ci juróom-ñetti junni militant. alors rek tey jii la ñu ko daal di taxawal benn plateforme digitale présidence de la république jagleel ko nag ndaw ñi El Hadj Hamidou Kassé ma ci àddu ni loolee ngir mottali la yéen président Macky Sall ci ndaw ñi rawatina ci réseaux sociaux yi ñuy mën a am xibaar yi ñoo yittewoo kon ci nation bi ci réew mi fu mu toll ak doxalin wi ndaje ma Mame Birame Diouf moo ñu fa teewaloon ak xamante ni moo di Modou Diop ñu teewlu seenu nit ci lii. Génération Sénégal doon na plateforme goo xam ni dinañ ci sukkandikoo jaarle ko ci réseaux sociaux yi ak yeneen application ngir kat weccoo bi gën a jaar yoon ci diggante ndaw yi ak présidence de la république ki yor pôle communication bu présidence di xamle ne lu am solo te it ñor lool kii di président de la république. Nous sommes dans une démarche tout à fait citoyenne. lii dañu kaa def rek ngir askan wi newul doxalinu politique politicienne di wàccoog ndaw yi di jox xibaaru leer askan wi ki ko njëkk a def nag di président de la république Macky Sall te sax loolee jiitu tabam ci bopp réew mi mu jàpp ni ku nekk ci askan wi yoon la mu am xibaar yu wóor te leer jàpp sax ne mun na kaa jaarale ci réseaux sociaux yi nga xam ne ni mu ngi ci. ndax kat ci réseaux sociaux yooyu gis na ni du rek mbirum fo maanaam jeu yi nga xam ni mu ngi ci waaye it di jàng di xam bokk na ci lépp nag ngir ñu booloo tabax loo xam ne ni dina amal njëriñ réew mi. commun de transformation de leur pays pour créer un nouvel environnement de bien-être pour tous. ak plateforme bi nga xam ne nag ndaw yi seen weccoo ak présidence de la république lu yomb lay doon dinañ mën a am ay xibaar yu wóor. Je pense que ce contact que nous avons entre le président jàpp naa ni weccoo gi diggante njiitu réew mi présidence ak ndaw yi dina tax ñu am ay information yu leer ndax kat ñaareel du demee noonu kon ndaw ñi am nañu plateforme ngir xibaar yooyu ñu am ko. Opportunité d'aller dans des plateformes où l'information est certifiée. naam ndaw ñi bëgg nañ sax comme ni ñu koy defee sur suñu internet ak yenn comptes yi di gis ay communiqué conseil des ministres mais am na ndaw ñi nga xam ne am na leneen lu leen gën a soxal ci réseaux sociaux yi moo tax ñu fekk leen ci loolu taxawal lii. ndaw yi nag ci li leen di faral di jaaxal mbala ñàkk a xam soxal président de la république lépp mënees xaar ni kon dina ci am ay tontu yu leer. Birame Diouf bisub tey dendub Afrique jagleel ko xeex jàngoro ji ñu naan drépanocytose di kon feebaru deret bi gën a law ci àdduna bi ngir taxaw malade yi ci paj mi fii ci biir l'hôpital Fann tey ji inauguré nañu fa kon benn unité de soins ambulatoire malade yi bu ñu nekkee ci daar soxla kon am pàcc rawatina ci waxtu yu jëkk yi danañ leen may ñu yendu foofu laataa ñu leen di dugal ci yeneen i salle hospitalisation mu di loo xamante ni dana yombal faj mi wàññi métit yi waaye it noppal waajur yi nettali Fatou Kiné Dem. dal bu bees bi xale ak waxambaane yi nga xamante ni nii dañu amee jàngoro drépanocytose lañu ko jagleel mu nekk loo xamante ni nii
dana ko yàggoon a mbébét. Et l'objectif vraiment c'est d'améliorer la qualité. unité bi li ko tax a jug mooy taxawu xale yi nga xamante ni nii dañoo amee jàngoro drépanocytose ñu seetlu nag ne limuk xale yi amee jàngoro ji dafay gën a yokk at mu ne te amuñu woon nag barab bu ñu leen xoolee ñaari bureau képp lañ leen daan consulter mu nekk nag bureau yoo xamante ni dafa xatoon lool wàllu ressources humaines bi tamit dañu ne woon faaw ñu dooleel ko. Augmenté d'année en année et les ressources humaines vraiment étaient insuffisantes. jàngoro drépanocytose nag ñi ko amee bari nañu lool ci àdduna wërngal këpp lu toll ci 10 millions la ñu xayma ci doomu aadama fii ci Sénégal nag ñu ne téeméer boo jël ëpp na fukki di dem te loolee sax ba ñu ko waxee yàgg na mu doon feebar boo xamante ni metti na lool waaye itam la muy laaj ci koppar bari na. Parce que les enfants font leur crise. xale yi nag bu ñu amee crise li ñuy njëkk a def rek moom mooy yóbbu leen en urgence bu ñu leen hospitalisé tamit dañuy fay xaalis bu dee dafa am analyse yoo xamante ne nii dañ ko war a fay tamit loolu faaw ñu génne ci xaalis. nguurug Sénégal nag war a gën a taxaw ci dooleel xeex jàngoroy drépanocytose ngir mu sotti nag faaw ñu daal di rek jël yenn matuwaay yi. Il s'agira de poursuivre nos efforts. li gën nag mooy fexe ba benn xale dootul juddu ak jàngoroy drépanocytose ci kaw loolu ñu wàññi ndeeteel gi nga xamante ni nii moom mooy tukkee ci jàngoro ji fexe ba tàggat personnel de santé yi waaye tamit fexe rek ba xale yi nga xamante ni nii dañuy juddu ñu defal leen dépistage ca ba muy teel. Formation du personnel de santé, le dépistage néonatal systématique. unité bi nag ñu fas yéene sax di fi amal li ñu duppee hospitalisation de jour maanaam ci bis bi ñu mën a rek hospitaliser xale bi nga xamante ni dafa amee drépanocytose mën koo toppatoo bu baax a baax bu dee dafa am ay crise loole yépp nag ngir mën koo may mu delluwaat këram ba mën a delluwaat itam ci njàngam. mu di kon Fatou Kiné Deme ñu ci ndokkal docteur Indou Deme moomee ngeen ci seen ak mboolem personnel bu l'hôpital Albert Royer fële ci kon fan wàllu tàggat yaram ca la ñuy daal di yegsi ak gaynde yu beach soccer ñoom ñibbisi nañu gannaaw seen taxawaay ci coupe du monde bi ñu éliminé leen kon ci quart de finale bi manager équipe bi addu nag ci lan moo waral défaite boobu ñu daanu ci kanamu Italie Ibrahima Ndiaye Chita daal di it ñàkk solo lool ñàkk tertu gi ñenn ñi doon nakarlu Cheikh Tidiane Diaw la waxtaanal moo doon gan ci xibaaru digg bëccëg bi. seeni ñaareelu jongante bi tamit gaynde yi wane xar kanam bu am solo ci seen diggante ak pays organisateur bi Sénégal daanati Bahamas 10-1 ñaari ndam yooyu di firndeel préparation bu baax bu gaynde yu Sénégal yi am ñetteelu maanaam carton rouge la ci jëlee. loolu tax ba Sénégal jël ñaar. Cheikh Tidiane Diaw doon def résumé bi du ñàkk 20h ngeen gis beneen élément ak Ibrahima Ndiaye Chita gërëm leen bu baax ci teewlu bi ci xibaaru 19h30 yi ci kanam tuuti ci kàllaama nasaraan Sawra Cissé dana fi teew moom moo fas yéene yaatal xibaar yi jërë ngeen jëf baal ci nekk jàmm.